Asambala xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni donguloo mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow mu mel ni la yàlla noppi na bakkan mbalax xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni donguloo asambala xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni donguloo mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow mu mel ni la. Mercredi 13 février 2020, chers téléspectateurs d'ITV, bienvenue comme chaque jour ñu di àndandoo ci ITV, la télévision d'ici et d'ailleurs bu 17h jotee rek ngeen toog àndandoo ak seen l'animateur du peuple Padros di leen gunge ci émission bu mag bi nga xamee takkusaan gi moo leen di accompagner ngir ñu dugg ci ngoon gu neex a neex 17h ba 18h30 ci sama Sénégal nag du ma ci wet dama ci àndandoo ak suma xarit bi Bokar Diak bu ko defee muy perturbé di def ay yëfam mais c'est là mon ami. grand photographe. Sila ngi nii waa Omédia te ñëw leen may dédicace. Sila waaw waa Omédia. waa Omédia. moo ñu yor site bi. ñu yor site bi ok. waaw Sila mooy photographe bi. yes lu mu fotowul baaxul. lu mu fotowul baaxul. Pape Doudou mooy photographe bi. waaw lu mu fotowul baaxul. waaw voilà waaw. ak lan la. waaw lan la ak kii yor. lan lañu mën a ci site bi. site bi waaw waaw. ñoom Diagne. ñoom Diagne ñoom BNF. waaw waaw BNF Babacar Ndaw Faye. waaw waaw ak mën a bind. yii. Babacar Ndaw. Babacar Ndaw lu mu bindul baaxul. la ilaha illallah. rëdd la ko yàlla mën na rëdd. barki dem am na ku ma woo téléphone ku nekk ci beneen télé bi mun waaye yéen Babacar Ndaw Faye noo leen def bëri tuuti ko indi ko foofu. man ko xanaa liggéey rek professionnel rek waaw waa rajo bi dañu leen may dédicace i rajo may leen dédicace rek tuddal seen tur Saliou Deme moo fa nekk Saliou Deme si sama xarit baa ngi doon le grand technicien de sa génération Serigne Saliou Deme et Saliou Deme yow laa tuddee émission bi kon tey waaw Saliou Deme ak Pine Pape Ibrahima Ndiaye journaliste bu mag bi Passe Pape Aliou Ndiaye ak bu neex baat ñoom Abdoulaye Diop bi nu mu tudd waaw nu mu tudd le digne fils de son père waaw nu mu tudd l'héritier de son père Malick Diaw voilà kooku boo bokk ak Suwaadu bokk Suwaadu ñoo bokk nekk bàyyi ak mën a way yii ak neex baat waaw macha allah des na ñeneen ñu may leen père maa nga may père père kii père la gën a technicien père Dieng d'accord ak kat père Dieng ak kii nu mu tudd sa sëriñ bi sama sëriñ bi Cheikh Sarr sama sëriñ bi maa lay kase sikimu ananas sikimu naana kase sikim naanaan maam Abdou Kase lim bi kañ lay arrêté boo dof la lim bi kañ lay jeex ba lim ba te tuddoo Migui Maram Ndiaye Migui dootoo ko def Migui de mooy journaliste mag bi ak kooku mooy suñu PDG kii Yann Demba Tine suñu séeréer bi tuwaat kàlla jigéen ñi Adama Anouchka Ba journaliste bu mag bi ko mën borom 19h45 ci télé bi boobu nga xam ne waa TV5 bëggoon nañu koo jël mbaj gisoon naa la ñun ñëpp waa TV5 ñëw nañu waaw delluwaat leen yéen TV5 bëggoon nañu koo recruter Anouchka Ba nee na du ma dem fii laay toog Sénégal laay toog bañ leen maa banque fii laay toog Bakary demal ñib maa banque fii laay toog alors ñu yemale ko foofu boo ko yemul foo xam Bakary yaa ngi fàttali loolu Bakary rek Bakary demal ñib xanaa xamoo théâtre bu Zéna ji théâtre boobu Zéna ji sa diggante ji yow foo ne après naa la ko woon. c'est sérieux non boo ma ko waxee boobu du ma ko weddi. naa la ko woon après. jóge ci théâtre boobu. naa ci de. boo ko yow yàgg nga de. yaa bëgg a yàgg di. non yow boobu jamono jooju yaa ngi fi yow yaa ngi xool Fadjri. non yaa ngi rek del. jamono jooju maa ngi woon Pikine. ma ne. Fapal bu baax mais jamono jooju maa ngi Pikine. mais jamono jooju tàmbali ngaa wax. tàmbali gu ma wax. te xumbali xanaa. wax rek xumbal ak kermesse ak lépp laa ca ba ànd ngaa commencé mais tu es ancien yow da ngaa yàgg. mais yaa ma gën a yàgg yow. yow yaa ma gën a yàgg fukki junni ak juróom-ñaar. am na xanaa xamoo kii wala alaxira Zéna ji. wala alaxira waa Thiès Zéwo nii. wala alaxira ba. waaw. Zéna ci de. d'accord waaw. avec les 4 VR dans le vent. boobu ba am na ko ne yii boobu bëri na doole de yii boobu bokk ci plateau moom yii ku yii loolu boobu daa mel Ramatulaay la. les 4 la Ramatulaay moo yii loolu. ba théâtre ga di. les 4 VR dans le vent boobu Zéna ci de. ñoom Baye Ili. Baye Ili mais Baye Ili. ban rôle nga ci doon joué. boobu maa nekkoon non astafurlah
ba doon laa doon see. est-ce que jaawale wu théâtre bi nga joué. jaawale moo ko de maa ngi woon ci pegg caméra bi laa nekkoon. ci pegg. pegg caméra bi laa nekkoon. loo fa doon def. dama doon cadré. dëgg la. cadré. merci beaucoup alors di rendre hommage. di njukkal waaye tamit di fàttaliku sunu papa Alaaji lu ma dal nii Ndiaga Mbaye Alaaji Ndiaga Mbaye du ñu fàttali ko tey nag moom mooy bés bi nga xam ne ci la génnoon àddina le 13 février du ñu ko fàtte at bu jot di koy rendre hommage fii ci Sénégal Alaaji Ndiaga Mbaye mi nga xam ne def na lu ne ci musique traditionnelle bu Sénégal def na lu ne ci culture bu Sénégal def na lu ne ci musique sénégalaise donc nag ku mel noonu icône la ci musique bi bu dëddoo wan ñu ginnaaw ak tout moment dañ ko wër di ko fàttaliku moo tax tey ñu ngi koy fàttaliku ci plateau bi nga xamee moom moo di plateau Sama Sénégal waaye tamit di masawuwaat encore une fois sénégalais yi ci kooku nga xamante ni ñàkk nañu ko waaye tamit du naqar ndax œuvre yi nga xam ne jot na ko fi bàyyi benn bu ci nekk bu ñu koy déglu dañuy dellu siwaat sunu c'est-à-dire sunu xol dafay sedd yenn nañu ci àdduna à travers musique bi muy def gindi nañu ci àddina à travers musique bi muy def tey tamit faj na doomu aadama à travers li nga xam ne moom moo di baatam bu neex boobu bu ñu fàttali ko moo fi waxoon wax ju rëy ja nii bul di daw ku wéradi boo koy daw ba mu xam ko mun na yokk tax la ko métti foofu ñi nga xamante ni sax am nañu lu leen naqari mi ngi leen di wan ni leen à tout moment ñun ñu ngi ci seen wet donc nag ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax Alaaji Ndiaga Mbaye mi nga xamante ni tey moom moo nu dëddu àdduna boobu ak léegi ñu di ko fàttaliku ci li nga xam ne moom moo di Sama Sénégal ñu dem seetaan benn clipam juste après on revient sur le plateau ñu mën a dérouler très rapidement.
duñu ko fàtte benn yoon tey nag ñu ngi koy fàttaliku ci plateau bi nga xam ne moom moo di seen émission sama Sénégal seen Sénégal suñu Sénégal yaa ngi fàttaliku Alaaji Ndiaga Mbaye. macha allah moom ay woyam du réer. moo fi woyoon tamit naan woy wu yeetewu diglewul. ay naxaate la. waxoon na ko de. c'est vrai waaw macha allah Ndiaga Mbaye moom kenn la ci Sénégal quoi. kenn la icône la def lu rëy a rëy ci musique sénégalaise. kon moom kenn du ko fàtte macha allah. yàlla ko yaa yërëm xaar ko àjjana rek. dëgg naa yaa daan ngeen ànd yéen ñaar. Ndiaga Mbaye non man bokkuñu génération parce que maa nga njëkk. moom ba may woy moom jamono jooju fekk duggagul ci milieu bi quoi. d'accord comprendre nga. ñaata temps ngeen rawante. bon rawante nañ à peu près ay 5 ans yooyu rek. parce que maa ko dugaloon ci musique Sénégal maa ko dugaloon ci musique bi. yaa ko dugaloon ci musique bi. waaw maa ko dugaloon ci musique bi d'accord. loolu la quoi maa ko dugaloon ci musique bi. d'accord mais nekkoon sama xarit. ci 16 nga toog wala ci banc. ah ci banc nga toog wala ci 16. est-ce que toog ma ci air. ci banc nga toog boo ko wala ci 16. est-ce que toog ma ci air kay man dama wax lu mu demee nii kay lu dama ci air laa toog de. d'accord. Bon. ñu dem régie seetaan élément sama diwaan di rubrique bi nga xamante ni bis bu jot dañu leen koy amal ci plateau bi dem ci seen diwaan ñëw fekk si leen wane seen diwaan waaye tamit wane li nga xam ne moom moo di cosaanu diwaan bi ak li sañ ci li nga xam ne moom moo di diwaan bi ki ñu koy defal di DJ Mo dañu dem seetaan ko juste après ñu dellu si waat mën a yeggale. bakkan bala xal ñu dellu yeewee musique amul coow ni dong la. mbokku téléspectateur u ITV seen rubrique sama diwaan tey maa ngi fii Médina Angal Goumba nekk quartier boo xam ne quartier cosaan la dinañu xool lan moo tax Angal Goumba nekk benn quartier ci biir Médina damay dugg ci biir waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Angal Goumba ñu mën ma wax dara ci cosaanu Angal Goumba. Médina ay gox la Médina mooy quartier bi nga xam ne moom moo jógee boori cathédrale kay findi woog yooyu biir ville ñoom la ñu indi leen fii mooy en 1903 gouverneur William Ponty bi nga xam ne tey moo yor avenue William Ponty bi ñu ko dippee noonu gouverneur William Ponty moo leen jëlee woon foofa indi leen fii ndax booba jamono dafa am wopp bu fi ñëwoon bu ñuy wax peste mag ñi di ko ndox jàdd gi mu nekk feebar bu garaaw bu gaaw boo xam ne li muy faagaagal dafa bare ak comme Dakar nag moom ñi fi jiitu woon ay lébu lañu lébu yi ay nappkat lañu woon yooyu jamono moo dox léegi waaye boobu jamono nit ñi ci ay néegi ñax lañ doon dëkk ak ay dégg nga maam ay hutte ak ay yu kenn xamul ci lañ doon dëkk tubaab bi mu xoolee loolu moom li mu calcul daal nee na microbe yi il faut mu génnee ñi nga xam ne seen doole barewul woon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci néegi ñax yeeg ñi nga xam ne yenn kii hutte yeeg yooyu alors lakk ko toxal leen andi leen fii ñu leen indi woon nag boobu ay tool la dégg nga maam nekk ay sayaan nekk ay tool dara dëkk fi woon àll la woon rek comme àll musoon nekk rek ay tool la woon àll Médina yëpp tool la woon alors booba bañ leen fi indee booba tilleen lañ doon wax ña desoon foofu buñ leen laajee ana seen dëkkandoo yi ngeen nekkaloon fi ñu jóge tilleen nag moom till ñi nga xam ne dégg nga maam duñ nitu àll forcé nga wax leen ko till ci nasaraan mooy chacal maanaam mbindee fukk suñu borom la goo xam ne gi boo ko gisee day mel na xaj waaw nag dañuy bare lool di song béy yeeg xare yeeg yooyu mooy tilleen ñu indi leen foofu tilleen ñu nekk fi rek di fi xaar yàlla booba lépp ay seyaan laak i tool ak yëpp ñenn ñi ku ci nekk na ñenn ñi def ci seen i mbaar ñi dañ fii la ñu dëkk ñi dëkk seen i séndal nekk fi xaar fi yàlla jamono dox na nag dox ba daal yàlla def magi lébu yi ñoo dox lijjanti loolu dem seeti ban Maodo Malick yal na yàlla yokk leeram muy waajur wu sëñ Babacar Sy gis ko daal bëggoon daal pour mu dégg nga moom joxoon leen gox bi ab tur maam Maodo Malick en 1919 moo ko jox turu Médina bi dippee ko Médina bu Makka moo ko tuddee Médina bu Makka bi la ko tuddee
loolu nag mooy Médina lépp waaye Médina ci jëmi boppam ay penc la lébu yi dañoo am ay penc guy salaan bi ngay dénk penc la ay sàncbaay ay xoxok ay ju mag ji daal amoon lébu yi ñoo amoon seen i penc ba léegi penc yi ñu ngi fi ba léegi taxaw fi la moo indi sëriñ Dakar yi ngay gis ak yooyu yëpp penc yooyu la ba léegi moo nekk Dakaru Njaay ba bar gi penc yaa ngi foofu donc loolu mooy daal li nga xam ne moo leen fi indi li leen fi indi loolu la mu nekkit quartier boo xam ne wax dëgg yàlla barkeel na ko ci angal gumba biñ koy ooyee dafa fekk ne ñaari tali yi njëkk a defar bi Médina 37 la ak 39 boobu ay car rapide fi nekkoon ñu koy wax car rapide ndondi ñoo fi nekkoon di jaar ci tali yi di kii comme car rapide fi ñu doon jaar nag yalwaan nga fa la gënoon a duune lébu yi fa lañ doon dem dégg nga maam di fële gumba yi dem di dégg nga maam di taxaw ba léegi ku fa ñëw ca Farouz ba gis gumba yee ñu ngi yore seeni rajo taxaw di yalwaan caaykat yi gumba gi moom foofu dafa barki waaye ci biir waxtaanu mag gi xamal nañ ma ne daal am na ci gumba gu ndaw koo xam ne oto mus na ko fi fiir mu indi turu àngal gumba boobu loolu dégg naa ne loolu wax nañ daal ci turu àngal gumba boobu waaye li wérti woo daal mooy àngal gumba boobu foofu jàpp ci ruq bu sew boobu ba centenaire ba ci kiiwu centenaire boobu fii miij la woon foofu yëpp marché la woon jamono dox na benn dox boo xam ne bii loolu moo tax sax Sénégal dem à la dérive parce que kenn ñemeetul wax ak kenn ñemeetul jëflante kenn parce que yaakaar ngeen heure parce que confidence amatul secret amatul koo dem wéetal ko wax ko say mbir bu génne divulgué ko xam nga li ma la amatul confiance ci réew mi la mag ña doon doxal amatul man kër gii nga dugg nii tey benn pot la woon benn bunt da ngay jaar fii dem ko ñoom booy band fii ci gannaaw bool bi dañ koy teg ci diggi kër gi mag ñi dañuy jël seen bool ku nekk togg indi teg amul kii sama kër ñaa amul kii fu la neex dugg fu la neex lekk ñeme woo def beneen naka su dul noonu dégg nga maam ci koñ sa baay nekk fa mbaa sa moro bi baay nekk fa c'est-à-dire aujourd'hui tu étais yow da nga doon dañ lay éduquer ngay am éducation de base seen biir kër am éducation à l'école am éducation coranique am éducation dans la rue loolu amatul kenn ñemeetul yar kenn ñemeetul wax den secret amatul kenn ñemeetul dimbali kenn yalwaan gi sax saraxe sax da nga koy hésiter parce que da ngay gis nit koo xam ne kii da lay wóor yàlla ne dégg nga ma ci biir yalwaan gi sax mu ngi jéem a seen nan da lay mbëkkee réew mi xaw naa yombagul nag yombatul wax dëgg yàlla yombatul. bakkan bala xal ñu dellu yewen musique amul coono. Modou DJ moo ñu demaloon foofu la nga xamee moom moo di ca Médina Angle Goumba gis ngeen nag la ñu ca wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di magi Médina Angle Goumba yi la nga xamante ni moom moo sanc biir moom moo sanc Angle Goumba la ko waral ak yëpp wax nañu ko ci rubrique boobu nga xamante ni moom moo di sama diwaan je rappelle yéen tamit aussi téléspectateurs yi mën ngeen choisir wax ñu exactement li ngeen bëgg ñu defal leen ko fi ngeen bëgg ñu demal leen fa su fekkee da nga bëgg ñu ñëw exactement sa diwaan dañu envoyé sa ay message via ci suñu réseau yi maanaam ci Instagram wala ci Facebook yéen a ngi seetaan en direct émission bi via Facebook donc foofu ngeen di envoyer seen i message bu ko defee ñu mën di leen fekk si fi nga xamante ni fa ngeen nekk Bokar. am na benn question bu ma la bëggoon poser de dafa mel ni da ngaa bokk ci sama xel mi fi mu ne nii waaw léegi da ngay fël sama xel mi. waaw dama rek on rek yow. on question bi putain. 1 plus 1. égale 0. boo ci yokkee 1 0 la. déedéet xamoo dara. 1 plus 1. waaw égale 0. déedéet. sànq bi ñu may dédicace yi waa télé bi. am na ñu tudd seen tur mere nañu. kan la waaw bari na. ah ñu tudd seen tur mere nañu. dañ xaar ba suba ñu tudd leen. affaire dañ bàyyi ba suba rek. xam nga ñun suñu yàlla dafa def ni ñun macha allah. dañ bàyyi ba suba rek bàyyi la ma suba ñu tudd leen. bàyyi la ma suba da nga mën matal lépp.
ku dégg sa tur daal bàyyi bu suba rek am benn problème. am nañu benn invité boo xam ne ma nga jógee Gambie donc tout à l'heure léegi dinañ ko invité ci plateau bi mu ñëw wax nu initiative bi nga xamante ni créé na ko foofu la ca Gambie ak na mu ko nar a doxalee di événement bu mag a mag a mag bu am foofu la ca Gambie dañuy dem régie seetaan benn clip juste après bu ñu teel suwaatee dalal suñu invité boobu. dafa daw yaram Alaaji Njaga Mbay moo ko fi wayoon yàgg na ay teewul ba tey ñi ngi koy déglu di ci gis suñu bopp waaye tamit ñi ngi koy déglu di ci bànneexu je rappelle tey le anniversaire de décès ñu ngi koy fàttaliku bu baax a baax a baax tey tamit di ñaan képp koo xamee rek mi ngi toog fi nga toog nga defal ko ay lixlaas ngir suñu borom yàlla jottali ko foofu ne mu nekk di ñaan rek suñu borom yàlla fi nga xamante ni fii la jógee fa mu jëm gënal ko Alaaji Njaga Mbay duñu ko fàtte ndax icône la ci Sénégal donc am na benn invité bu jógee Gambie di Fatou Camara créé événement bu mag a mag a mag a mag foofu la nga xamee moom moo di ca Gambie événement bi nag mu di édition 2020 tey Fatou ñëw na Dakar Sénégal pour promouvoir li nga xamee moom moo di événement boobu Fatou ñu ngi lay ziar. jërëjëf kontaan naa pour nekk fii waaye balaa may sori rek maa ngi gis Njaga Mbay yaa ngi wax ne teel a anniversaire bi man suma bopp suma oto moom rek laay déglu. ah oui waaw woyam bi muy wax ndaanaa ni réew mi fi muy waxee ne da ngay xaar ba sa waxtu wax jot nga wax. tigi loolu mu nekk loo xam ne ñun ñi nekk si media bi war nañ ci bàyyi xel. xam nañ ci dara waaye parce que yaa mun a wax rek mu tax nga wax. loo xam ne yaa war a wax bu mu tax nga wax. exactly c'est vrai boobu la kon di la wax jërëjëf waaw ñëw naa dañ am benn programme boo xam ne ñu ngi koy def Gambia mu ngi tudd Heroes Award. d'accord dafa mel ni fii comme li ngeen di wax corridor lu demee noonu la. d'accord waaye bii du compagnie yi ngay jox bii nit yi ngay jox maanaam mooy man of the year mooy li ngeen comme l'homme d'année. waaw ok d'accord waaw comme loolu lay nekk dafay nekk programme boo xam ne daal individuel yi nga xam ne ñu ngi liggéey seen réew. ñoom la ñuy wax. ay Raaya Awards waaw pour rendre hommage les personnes yi nga xamante ni ñu ngi foofu ca Gambie. waaw di liggéey ñu sargal leen. exactly loolu la waaw moom la ñuy def waaw d'accord bii mooy ñaata édition. bi mooy first time lii muy am Gambia. ah oui am nañ yenn award yu ndaw yoo xam ne dañ fay am waaye bii mooy award bi nga xam ne. mooy award bi gën a mag waaw waaye ñu ngi ko commencé this year te bu neexee yàlla. dafay nekk programme boo xam ne dafay continuer every year. d'accord loolu mooy plan bi waaw. d'accord tey exactement programme bi naka la nar a demee. dañu am 11 catégories. ba kañ la sax March 14 mooy. 14 mars. yow yow man maa ngi try sax si lii bi. damaa jëm yow yéen ba tey waxu leen dara si anglais bi. waaw waaye wax leen nag tam si anglais bi. dañuy wax anglais non moom laa bëgg nga laajte waaye da nga waxul benn anglais bi. non moom laa bëgg ngeen laajte anglais. waaw from Gambia. waaw léegi laaj ko kañ la. léegi ok boobu du dem. léegi kaay ma dimbali la léegi the event is going to be on March the 14th. It will be in the Gambia at Coco Ocean. léegi wax ci laajaat ma si anglais ñu dem. Yes. You artist way, you promotrice, you what? boobu moom métti na. xaw ma sa li ngay wax. You wait wala promotrice nga wala loo doon. man si media laa nekk si I work in the media like what you all are doing. ma ne dañu wax olof waay. mu gën a yomba. su ma laajee tontal yooyu ñii maanaam ñii Gambien ñu lay seetaan. waaw tontu nañ ci anglais. waaw man olof yi man après su ko defee man ñii seetaan sénégalais yi. naa leen leeral après loo wax. maanaam yow promotrice nga wala artiste nga da ngay woy wala da ngaa nekk da ngay def événement rek. man I actually am a TV personality. I'm into television news and I do create events as well. Yes. And I'm into public relations, which is PR. Yes. I actually that's what I do. But this award is going to be the first time, and it's going to be on the 14th of March. Yes. It will be at the Coco Ocean, and at 8 p.m. Yes. Yeah. Mashallah. You very good. Yeah. You very good. You people Gambia. wolof. maanaam wolof. waaw. maanaam événement bi Gambie. waaw nan la ban dayoo la fa am ban dayoo. luy dayoo bii mooy nekk ñaata édition bi. waaw bii mooy nekk first one bi ñu ngi koy soog a commencé. mooy benn. waaw bii mooy benn bii mooy first one waaw. yes yes bi ñuy start léegi from bii. léegi dinañ plan bi mooy pour def ko every year. d'accord every year ñu def ko chaque année yow tamit du jour nag. année every year. waaw ok d'accord. thank you. très bien alors événement bi kañ lay am exactement. March 14 le 14 mars. le 14 mars le 14 mars exactement programme bi naka la nar a demee foofu. dañuy joxe award dañu am ay catégories am nañ 11 catégories.
catégories mooy 11 catégories catégorie yooyu noonu yëpp dafa am comme philanthropiste doo nga philanthropiste mooy ki nga xam ne day dimbale nit ñi dañuy seet si année bi biñ jógee 2019 kan mooy ki nga xam ne moom moo doon gën a jàppale nit yi ñu gis youth boo xam ne maanaam bonne volonté waaw ñu gis déedéet philanthropiste mooy ki nga xam ne moom day génnee moom jox nit ñi waaw mooy bonne volonté yéen noonu ngeen koy waxee ñun volontaire utee nag philanthropiste so den léegi ñu am tamit exemplary youth ki nga xam ne ku young la youth la moom tam nekk na koo xam ne def na exemple daal moom tam def ci bokk fan lay am ci Gambie Coco Ocean waaw Coco Ocean mooy hôtel bi nga xam ne daal mooy Gambie daal kontaan nañu waaw merci beaucoup thank you very le much 14 mars dinañ ñëw te dinañ envoyé équipe xam nga ne du ngeen ñëw nag dinañ ñëw ñun dinañ bien sûr waaw baax na naa ñëw man mi sax dinaa ñëw waaw soo ñëwul man naa del si waat fii ne yaa ma fi promission ñëwul man kay boo daggee billet d'avion bi suba ma ñëw boo daggee billet d'avion bi suba ma ñëw waaw waaye kon suba di nga fay yàgg di kon da ngay toog weer déggoo li ma la suba ma ñëw nga toog fa weer maa la wax balaa programme bi liggéey bi nag amul problème ma def ko di koy def à distance en direct waaw baax na ok merci kontaan nañu Fatou. thank you merci beaucoup Fatou Camara ñu ngi koy gërëm bu baax ci loolu nga xam ne moom moo di programme bi nga xam ne mi ngi ko war a amal le 14 mars foofu la ca Gambie ñu dem régie juste après bu ñu dellu si waatee mën a dalal Sénégal di Alaaji Bara. beaucoup Fatou Camara mi nga xamante ni moom la ñu doon àndandool tout à l'heure ci plateau Sama Sénégal suñu Sénégal nag yegg si na ki nga xam ne moom moo di Bara Alaaji Bara mi nga xamante ni lépp loo xamee rek ci réew mi gàkk na Bara bu dikkee ci plateau bi dinañu dikk delloo si waat ñu waaye tamit xamal ñu exactement sunu warugar ak li nu war ok donc Bara salaamaaleykum. waaleykum salaam Alaaji Padros. mais ana sama yaay. ma nga fa. waaw mi ngi ci jàmm. waaw mi ngi ci jàmm bu baax. mu doxalee léeg-léeg mu ne ma Padros chemise blanc baax na de. ma ne ko waaye rek leel. noonu lay def Padros gone la te man mag laa mënu ma fi nag di topp xale yi ñuy daw. di tëb ma topp tëb. mais barki démb def nga chemise noire bu rafet. waaw mais il faut que ma waaxu. yéen ku ànd ak yéen foog nga waaxu. waaw mais ñu ngi lay ziar baax. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. naka bis bi tey. sant waaw bis bu rëy bis bu mag bis boo xam ne bii li ngeen ci def. baax na Bokar maa ngi lay nuyu. ñoom Modou Diouf ak ñëpp rek gaañu. d'accord. da ngeen sargal. ku mat a sargal. yàqul way. yàqul ngéwal yàqul ngawlo. yàqul nit. doomu aadama. te bàyyi na fi way. yu dul fayeti ba àddunay tukki. nekkoon ku équilibré. li muy dëkk Tiwaawoon. ma nga Tuubaa tey tëdd yàlla ko yàlla yërëm. way sëñ Abdul Aziz way sëñ Abdul Ahad way sëñ Abdul Xaadir Deylaani. dégg nga li mu wax ci donga daara. ak actualité bi nu nekk ak ni donga daara yi di souffrir. wallaahi. lépp loo xam ne lii Njaga Mbay way na ko. téere la. tey la journée internationale de la rajo. d'accord rajo. 1958 ba nëgë ni. rajo ngi am. nekkoon na animateur bu mag. ah ouais. da doon animer rajo. Njaga Mbay toog di plateau di animer rajo ay 2 heures de temps. d'accord. way yi. bi mu demee ba way tàmbali yàqu. il fallait que tradi moderne am. ñëpp dugg ci. ñoom Mansour Mbaye yàlla na fa yàlla gën a yàggal. indi woon ay biraleeg ñoom Maam Lees indi ay jàkkaarloo. Sorano xaw a tàmbali jaxasoo. ñu dugg nag ci musique moderne. moom mu nekkoon ku yeex. ku leeb ku diib. buy way day daagu. Youssou Ndour nekkoon koo xam ne ki dafa gaaw. dafay split. benn bis. fekke naa fii ci Castor. ci kër assurance Malick Diop bi Youssou Ndour daan répété. d'accord. Youssou Ndour topp ci gannaaw Njaga Mbay di ko saraxu. bëgg ko immortaliser. bëgg a fexe ba. li Njaga Mbay yor. mu def ko ci cassette bu mel ne bii nuy déglu pour que mu des. d'accord bu ñuy répété. bu Youssou ne der. Njaga ne der mu def nii. gars yi ne arrêté. ñu jëwaat ñu recommencé waat. d'accord mënuñoo fexe ba ànd ci benn harmonie mënuñoo ànd ci benn note. lan moo taxoon loolu parce que bokk nu timbre yi ñëw. Youssou jooy ne ko il faut que nga góorgóorlu tuuti. dimbali ma. Njaga ne ko Youssou yéene nga ma. ku baax nga xam naa sa yéene ci man waaye munta ne. ndax Youssou da ngaa gaaw te man damaa yeex. Youssou jooy na ko sarax ma nga gaaw tuuti
ma yeex tuuti ñu defar cassette bi ca lan génne seen album boobu duo ba c'était en quelle année? parce que da nga koy mérité je ne me souviens pas mais 91 92 quelque chose comme ça d'accord waajalu ma ko sax quoi dafa nekk sama xel nii rek ma wax la ko mais xam naa ne du ñàkk date bu gën a exact boo xam ne bii nit ñi danañ ko jàpp d'accord loolu dafa nekkoon loo xam ne il fallait que mu am d'accord ndax nit boo koy dimbali da nga koy dimbali ci li mu mën ci li mu nekk li nga xam ne moom mooy mbiram nga dimbali ko ci mu persévérer ci très bien parce que am na talent il fallait que ñu defal ko noonu pour que lu mel nii mën a des d'accord du tee nag wayandoo nag wayu moderne yu wayu traditionnel yu yàgg ya ñoom ñi mu daan àndal ñoom Laay Mbuub ak ñoom Papa Diosu Diop ñoom Mbaa ñoom Mbay Fall ñoom ka gaañoo woon Makka ndeysaan donc waykat yu mag yooyu yëpp ànd nag ñoom di tas di yëngal Sénégal c'est vrai ñoo fi rëdd nag lii seen yëf amul woon wax ju ñaaw amul saaga amul gaaruwaale amul xaste waykat bu mel ni Ndiaga Mbaye ci Sénégal jamono ji ci kan nga ko gis nii dana jafe de dina jafe mais am na nag waaw dana jafe il est temps que waykat yi genre Mapenda Seck yooyu c'est vrai genre Baaba Maal ku nekk ak sa style waaye gis nga ñoom ñi ngi tàmbale woon ci ku mel ne Baaba Maal traditionnel Thione Seck macha allah Thione gis nga dafa mën a way te wayam ay thème la lu mu way téere la waaye teewul xale yi xëcc nañ ko ba mu bàyyi dugg si fekk si leen ci moderne alors que mënoon na des fële rek bu boobaa dana mën a def lu mel ni lii ñoom Ndiaga Mbaye di def parce que ci li nga nekk rek ci ngay xuus ci ngay évoluer d'accord ci ngay génnee itam lu moderne mais na nga reste rek ci sa cap waaye boo ko bàyyee jël clavier jël guitare jël public gars yi di ko baal nga bëgg a topp fecckat yi ñu changé loolu sa ay rythme est-ce que loolu tax da ngay génnee way ci fa mu nekkoon est-ce que loolu taxu ñu perte suñu valeur ci côté musique voilà ànd tunoog tubaab bi suñu bos rëcc nañu léegi ay show ngay def musique moderne. te pourtant artistes yi dañu yaakaar ne loolu mooy exporter la culture bu Sénégal. déedéet su weesoo Dôme wala léeg-léeg Bercy déggoo fi benn booy bu wër Europe. di ko toj. c'est vrai di feesal ay place publique tigi waxuma di dugg ci salle sax di fay. mais lu mel ne mairie de Paris. gëm la yóbbu la Champ de Mars. ca wetu Tour Eiffel. ci ay festival nga ñëw. way fa directement gratuitement tubaab yi xam ne lii c'est du Sénégal waaye boo dikkee ñu gis guitare gis clavier gis tumbaak tembaal ak yooyu mais lu ñu fay def c'est vrai lu ñu fay def parce que loolu ñoom ñoo ko moom voilà tey loolu parenthèse bu gàtt la woon tey dina am benn thème bu am solo boo xamante ni dinañ ko waxtaanee li ñuy waxtaanee di xarit li ñuy waxtaanee ñaari xarit yuy ànd kii yéene moromam kii yéenewul moromam ñaari xarit yuy ànd bis ba jot ñu gis lenn lu ñaaw loo xamante ni day am ci seen diggante bëgg a xam exactement lan moo koy waral. waaw Padros li koy waral mooy xarit ci boppam. nit ñi dañuy poser question naan ndax am na. ñii ne am na. ñii ne amul. loo ni amul nag. erreur la. c'est vrai yaa ko gisul. wala mu néew a néew ba nit ñi jàpp ne amul. fekk am na. y a des avis mais li gën a bari da ngay gis ñaari nit ñu waxtaan xamante waxtaane intimité loo xam ne secret la daal di nekk xarit parce que ku nekk ka nga ubbeeku mu déglu la yërëm la walla mu jàppale la defa nga ni mooy sa xarit bu dee jigéen boo tuxusee ci koñ bi nga sol nuisette mu sol nuisette ngeen tase ci kiosque mburu bi nuyoo xoolante soppante bëgg jàmm le lendemain ngeen gisante waat wax secret bu mën a doon rek ça y est xarit tàmbali na intimité waxtaan ci seen i jëkkër waxtaan ci seen i doom comme amu leen historique bu ngeen mën a waxtaane ci lu bees li rek ngeen di mën a waxtaan te nit ki lu bees li ngeen toll moom moo ko metti li ko gorom di def
li ko jëkkëram di def li ko ay doomam di fitnaal li ko ay njëkkam di fitnaal loolu bu ngeen ci waxtaanee tous les jours man ngeen cee waxtaan kon xarit nga léegi boo dikkee ci kër gi da lay dugal ci biir néegam ci lu gën a intime sama xarit fan lay mujj ku nekk découvrir sa morom naw ko di ko iñaane wala nga xeeb ko bàyyi ko intimité boobu nag loolu est-ce que du xamante bi ni ñu xamante moo koy indi problème bi ak waaw parce que dafa yomb c'est vrai intérêt da ciy dugg mais yow am ngay ami d'enfance loo occupé am nga koo xam ne bu ñëwee fëgg sa bunt même bu mandee padre da ngay ubbi c'est vrai sama tur bi de di nga ko waxee léegi garaaw na lamb sa poos c'est vrai ne ko bàyyil sa yii mu ne dem mu fenn fii laay toog mu toog c'est vrai nga bëgg a nelaw mu toog di la waxtaan ñeme woo koo dàq ñeme woo koo gëdd ñeme woo koo saaga parce que sa xarit la dootu affaire yor nga oto ma yor oto yaa ngi liggéey maa ngi liggéey sol nga lu baax maa ngi solo déedéet moom mi ngi ci suuf yàlla na ko yàlla yëkkati yow xëy na ku mën a doon yaa nga ca kaw mais sa xarit la tigi parce que da ngeen a yàgg c'est vrai bokk mbub mu gudd bokk lël am naa ci benn bu ma sonal sax waaw mais sama xarit la léegi nag kooku itam noonu nga mën a amee koo xam ne kii tekki na amal la njariñ mën na toog portable am 30 minutes du décrocher kenn mais bu gisee sa bos rek décrocher booy wax ak moom waxu picc dana la téye 1 heure de temps mais du ne yaa ngi may déranger du ne yaa ngi may tooñ d'accord loolu am na mais am na boo xam ne intérêt moo ko lal te dafa nuru xarit lool te du xarit waaw ku nekk yaa ngi wut sa dossier moroom pour téye ko otage bu ngeen bokkoon jataay tey pour yenn yi bu amee nga mën ko chantager parce que da nga koo bëgg te bëggoo mu bàyyi la d'accord da nga ko indil waxu noonam bëgg mu téye la di nga ko conseiller di nga ko xelal te sa xarit la yéen a ngi ànd 24 heures sur 24 mais gis nga secret boo wax enregistré na ko denc tigi ci portable am bu njëkk da ngay jël secret Padros dem ci jataay waaw yow sa waa ji doo wax ak moom nag non sama waay wax naa ak moom di nettali nit ñi di dégg muy naaw léegi nag gars yi dañuy bëgg di ko jàpp di ko denc loolu nga denc bis bu la Padros wanee tey lu doy waar wala lu manquant kunkaa lu la xaw a metti rek nga wili pande ko nga tàmbali nag fi ngay tàmbalee mooy di teg audio bi gars yi di déglu bu yëf yi tàngee ba tàng nga partagé xam nga looy lay man daal sama portable laa teg sama kër xam naa am na ku jël sama gars yi balancé ko fekk yow li nga si jublu mooy lor ko ana xarit nee nañu boo dee góor wala ngay jigéen na sa jëkkër nekk sa xarit boo dee góor wala ngay jigéen na sa yaay nekk sa xarit surtout say sœur na nekk sa xarit surtout mais ñooñu ñëpp ñu baal ba ku ci matadi influencé la yow c'est vrai di la manipuler di la jëme ci lu bon di la jëme ci lu ko arrangé moom lu mu comprendrewul sa digganteeg diw miy nuru sa xarit mu jóg ci tere la ko jaral na ko sax dem ci sëriñ dëddale leen même bu dee sa jabar c'est vrai xarit moo yombul c'est vrai parce que wolof te xarit moom mooy nit ki gën a spécial ci nit waaw ah mais nit ku nekk il faut nga am koo waxal waay léegi ngay jàpp rajo yi déglu ba dégg ci sa mbir mu lijjantiku wala télé wala internet wala nga dem ci ab sëriñ wala nga dem ci imam bi wala nga dem ci sa benn maam mais loolu amatul c'est vrai maanaam la daan am bu njëkk nga xam ne kii sa xarit la ngeen bokk toog waxtaan jóg ànd dem dox ko lijjanti ko mu nekk loolu amatul c'est vrai lu bees lii moo xew léegi lu bees li nag dafa indiwaat enjeu bu bees gis nga xarit lu bees li malal la xarit ŋàdd guro benn ŋàdd bi nga xar ko nii ñu ne bii mooy xarit bi mooy xarit guro doomu guro Sëriñ Babacar yàlla yokk leeram guro daawu ko xar da koy yëy noonu boo waxee mu ne damay bañ a tàggale ñaari xarit d'accord léegi nag benn xarit bii nii soo ko remplacé bu ma xaroon guro léegi nii nëpp ko sama loxo tegal la doom bii nga xool ko ma def nii jaxase tegalaat la bi doo xam ban la ci c'est vrai xarit dafa war a mën a remplacer xarit ci jataay très bien voilà c'est vrai lan mooy différence su xarit ak àndandoo
c'est-à-dire kii sama xarit la waaye kii àndandoo la ci man kii ñi ngi ànd mais lii moo tax ñuy ànd. waaw xam nga àndandoo moom bokk bëgg-bëgg la rek. bokk objectif. bëgg a wéttali konte. bëgg a dimbalante. ci benn action bu mu mën a doon. d'accord. taalibe nga may taalibe. booy kañ ngay dem dëkk sàngam. événement sàngam. man de du ma dem. ba mu yàgg nga ne ah naa dem. ngeen bokk oto. ànd mu ambiance kaf forêt àndandoo la. waaw booy da nga baali tey waaw damay baali ah naa dem rek comme da ngay dem. loolu kooku àndandoo la. c'est vrai kooku passe-temps la. passe-temps la est-ce que àndandoo wër na xam sa ay secret wër na xam sa vie wër na xam sa vie privée. en tout cas boo gaawee. te matagul a xarit. nga wax ko sa bopp. yaa ngi def erreur. parce que dafa am ñoo xam ne ñii ay xarit lañu mais dañoo nekk xarit yu bon yu nocif. c'est vrai yoo xam ne yii amuñu njariñ. àndandoo lañu. mais amuñu njariñ ci lu bon lañu lay dugal. ci naan beer. ci doxaan. ci dóor. dil lëj. lëndëm. bis boo nee ñi ngi lay tudd ci seen téléphone. bu dee ñi ngi déglu téléphone bi yow. impliqué na la ci lu ne te yow yëgoo. kooku am na ñu leen def xarit. kon ki ngay àndandool am na foo war a yem ak moom. mais bien sûr. d'accord am na loo xam ne lii. kii sa àndandoo la 24 heures sur 24 xamoo lu ko tax a ñëw. mais mën naa am dañ koo yebal. c'est vrai. mu bëgg la sopp la di la dimbali di la fréquenter. war nga yow booy wuyu yenn coup de fil yi. nga ne ko booy ma ñëw jóg dem fële. wax li ngay wax dikkaat toogaat. ba ngay xam jikkoom. am na ñoo xam ne. yéenay ànd 24 heures sur 24. boo ne leen alma 1000 francs ñu bañ. c'est vrai te yor nan ko de. nga ni leen booy kaay ñu ànd Banjul mu ñu ànd ak yow. topp la ba Banjul. maa la wax li booy alma sa chemise. ñu bañ. c'est vrai nga ñaan leen 50 000 ñu may la ko. ku nekk dafa am noo koy jàppe da ngay xam ne kii. liyam kenn du ko laal. otoom. bu ko àbb. buy dem bu ci dugg. bu ko wax jël si ma. boo wàccee sax mi ngi xool fi nga toogoon for ay bantu balay foo waddoon ak ay damitu mburóog yooyu noonu la ko yàlla bindee. da ngay xam jikkoom booba sinon ngeen xuloo. bookar waaw ma ne. kon looloo tax kon léegi ma dégg yaay naan war a ànd amul mën a ànd mu am. mën a ànd am. mooy. war a ànd. war nga ànd ak sa cousin. war nga ànd ak sa mbokk. war nga ànd ak sa rakk. war nga ànd ak say moroomandoo. ndax sa yaay xam na sa baay xam na. démb la xam li na leen boole tey. xam nañ fu ñu la mën a orienté. d'accord. waaye war a ànd itam. day am ndax situation moo koy indi. kii day dem te man damay dem naa ànd ak moom. très bien. ndax bokk nañu fu nu jëm objectif. te am nañ lu nu visé. waaye nag bu loolu rombee. ma jaar nee mu jaar nee du man du moom man. yaa ngi fàttaliku xànju ak yaa ndate. c'est vrai. ah yaa xaanju ak yaa ndate. yaa nga fàttaliku bu baax. ci xaritoo. ñaari jigéen. xànju. mel na gone tey yi. c'est vrai. xaw a safaanu. yaa ndate. di xaritam téye boppam. mais comme gone tey yi. ki gën a bari dugg ci oto di dem di ñëw. gën a bari taxawaal. mooy njëkk am jëkkër. tigi. parce que mooy làmbutu. mooy gaañu waaye nag ñaare moom la ñuy njëkk a làngal ci koñ bi. làng gu rëy. xànju am jëkkër. dikk ci intimité wu yaa ndate ne ko man de am naa bis. ndax yow umpalante wunu. war nan maa laabaan te aw ma ndaw. lu may def. mu ne ko loolu de rëy na problème la de. te tund wii koo fi amul. ñu bala àdduna ak àllaaxira te da lay topp à vie. day topp ba topp say doom est-ce que da nga am doom ndax est-ce que da nga sëy. ku ne dem sa kër ci ëllëg si yaandate woo ko bu mu ñëw mu ne ko bu bis baa ba ngeen tëdd. ci kaw lal bi. ne ko may ma dem ci wanag wi danaa la xaar ci wanag wi. soo ñëwee. ma remplacer la ci kaw lal bi ci lëndëm gi. man jànqalaa. isaan. soo paree. su paree ma ñëw ci wanag wi joxaat la sa sër
nga dellu si ci lal bi man ma dellu sama kër. waay mu ne ko di nga def loolu mu ne ko mais xarit lu muy jëriñ. ndeysaan. ñu def noonu. waa ji fay lampe bi xànju na ko ma ñëw. émotion bi maay ma tuur ndox te ñëw dikk ci wanag wi. jox Yandate sër bi. toog ci wanag wi xaar Yandate. Yandate dugg ci kaw néeg bi ne jëkkër ji bisimilah. muy fees dell. mu pare ne ko kontaan nga mu ne ko kontaan naa mu ne ko ma ñëw ma dem ci wanag wi dikk ci wanag wi jox xànju sër bi ñibbi këram xànju dellu si tëdd ci kaw lal bi. fajar gi. jëkkër ji jóg. woo réew mi ñu daje mu gërëm jabaram. rey nag rey xar rey bëy joxe xaalis xamul ni gërëm gi xarit baa ko liggéey. ne kontaan naa ci moom réew mépp nag ne lu tax. ñun tamit noonu lañ kontaanee. parce que ñii yóbbu nañ ko ci sàq yi. ñii yóbbu nañ ko ci tool yi. ñii xam nañu. mais jëkkër ji kontaan na nee na jànq la. jaaxal loo ci mën. kenn mënu mu jaaxal Sénégal jaaxal àdduna. kontaan nañu. ñu ne ci loolu. nekk ci loolu. ba benn bis. Yandate di togg laax. laax bi xaw a yolom mu bëgg a yokk ñulub bi tuuti. ne doomam ju jigéen dawal ma ci sa yaay xànju. ne ko dama may potu ndox. mu ñëw fekk yaay xànju itam tab jana énervé na jaaxle na mi ngi ci ay activité daal. mu ne ko demal ne ko nag teen ba dafa dëy rootuma. xale bi daw ñëw. ne yaayam yaa xànju de nee na. toon ba dafa dëy rootul tey. li mu yor daal ci ndox bariwul. Yandate yëngal bopp bi. ne ko demal ne ko. teen bi masoon na fee gën a dëy ma rootaaleel ko. rootaaleel la c'est vrai. xale bi itam dikk ne ko sama yaay nee na teen bi gënoon na fee day waaye dafa mas a rootaaleel la. rek xànju na wuy sa manday xel mi dem ca. bis ba dimbalee. mu ne nag lii du ma ko fekkee damay xaru. départ dugg ca teen ba. wuti teen ba. wuti teen ba. c'est vrai. doom ji daw ñëw. mu ne ko lu mu la tontu mu ne ko nee na dafa fàtte woon. xelam dem na ci benn bis rek mu départ. rek xànju it Yandate itam xel mi dem ci. bis ba. te bi mu koy tontu sóoraalewul woon loolu. moom itam mu ne moom du dee bàyyi ko fi day dee. daw topp ko xànju ne dëw ci teen bi Yandate ne dëw ci teen bi. cay gore. waa dëkk bi nag jaaxale. mais bi nu laajee xale bi. après. ci mbaar mi ci grand place bi waxtaan wi yaatu. kële dem nekk jànq jaaxal na leen. dee gi jaaxal na leen. kii dem fekk ko ci teen bi jaaxal na leen. bi ne xale bi yaa mujj wax ak ñoom nag xale bi nettali histoire bi gars yi ne waaye lii moo mën a am. Yandate du woon jànq. xànju du woon jànq Yandate moo nekkoon jànq remplacé ko. c'est vrai. waaye li ci gën a extraordinaire. mooy temps bi. Yandate bi mu ko defee benn yoon moom. à la place de xànju. dafa téye boppam parce que loolooy jikkoom. c'est vrai. bi ñu ko mayee jëkkër moom itam dafa fees dell. dafa nekkaat parce que foyewul boppam. c'est vrai. donc xarit ñaari xarit def nañ lii. te loola mooy tey amul valeur boo ko mën a égaleel. c'est vrai fi mu toll nii amul donc xarit daal am na. waaye nag da ngeen koy jiyante. c'est vrai. ñaar ñoo la ko jiyante woon gis nga fi mu mujj. wallaahi ci ñoom ñaar ñëpp dana mujj dee. merci. kon du lu yomb ah. jërëjëf Bara. waaw kontaan nañu wax bi am na solo. waaw mi ngoog. merci beaucoup kon ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi doon seetaan. d'accord di leen jox rendez-vous incha allah. à la prochaine fois incha allah ok. ñu dem régie seetaan clip daal di dalal sunu invité bi nga xam ne am nañu ko tey ci plateau Sama Sénégal di Akbess chanteur boo xamante ni du ñu sax jeune chanteur du ñu ni ancien chanteur mais ci kanam di ngeen ci xam dara ñu dem régie juste après on revient sur le plateau. Ayo man la Akbess ndiga bu xees ke demul ma des su ñëpp ne fees maa fi des rab bi reposé na teel a suma bakkan kellu suma askan fi ak fa ñu jom ndiga forever ever rab bi duñu bàyyi never xaritu mi na ci may parfum dëngal suma casquette ñu may fil ci sama maquette jëm ni jamono maa ngi ñëw next level ak gàddu may reposé ci sa never level amul lebal xale bu ndaw am fit di matini jiit yaa ngi tiit bay sit sa ñàkk wi kit rab bi tar ba amul it ne leen ma tëggit may ko fonni pe ole ma xam bu yoole rimi saf ni kaasu meew sukar si doore lu rab bi métti moom laa ak joore Nala das to Balkan, the number one MC in the town. It's the mass of it, the man and the fair. Akbess, don't test this boy. Nala das to Balkan, the number one MC in the town. It's the mass of it, the
si l'on minimise, c'est là que l'on méprise. Même si l'on vise, quand tu sais ce qu'on le vit. Sénégal, sunu gaal la ñuy tiitaroo. Bu kenn mer, bu kenn xaadi lu mu tarte oo. Lu ne mes coow li des na fi xol yi des. Rab du coow rek, kàddu gu jekk rek. Na fe nga yaaru rek, bii boy bii style. Bomb rek, fa di. Bomb rek, bomb rek. MC Akbet suffer for the inner the place we a go mash up the vampire. Reggae music ak hip hop like in do comedies all about mix up the vibes all the time we mash up the play. Oh, we a go play it sometime. Now the dance to Balkan, the number one MC in the town. It a mash up, it a run on the fake. Akbet, don't test this boy. Now the dance to Balkan, the number one MC in the town. It a mash up, it a run on the fake. Akbet, don't test this boy. Tic tac, déglul samay rak tak. Su ma ko damay tëbli tak. Fekk MC jene tak ay yow rak. Nii laa lay bàcce ba nga fax. Seen xol di lakk ba ngeen def ki leen sax. Du ma nangu MC bu yàq. Bu boobaa di nga am sa àq. Sénégal dëkku leen borom xel yi defaru leen. Original vidéo. 17h57 moom mooy doge jot ci ITV foofu la ca Ziguinchor ñu ngi leen di bëggee est-ce que xàmmee ngeen xale boobu doon roy yéen léegi téléspectateurs yi Ramatoulaye bu ma jëlagum sama invité parce que Ramatoulaye wane na ko am problème dama leen bëggoon wan xale bi Ramatoulaye jox ma image kii boobu nu mu tudd clip bi nga wane ma en même temps kii ñu bari duñ ko xàmmee waneel ma kii en même temps ñu xool ko di seetaan clip bi di xoolaale kanam gi xool leen bii image ak kanam gi ni mu amee woon yaram nekkoon benn big bi nekkoon benn pot à pof mun noon rap ba pare tuuti mën a dugg ci yàlli gars yi xoolal bi émotionnel c'est àdduna te lii mi ngi nekkoon en 2005 yaakaar naa non 2006 ouais 2006 booy accéléré woon macha allah accélération kay ci yàlla ñu bari ñu ngi fàttali ko image bi waaw c'est vrai que jëmm ji nii dafa leen di xaw a réer mais jëmm ji moo nekk nii voilà Akbet bienvenue. merci beaucoup ñu ngi lay ziar baa yaa ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah c'est vrai que sonn nga ci yoon bi mais ñu ngi jégalu bu baax a baax ci déplacement. man maay jégalu si retard bi. c'est normal téléspectateurs yaa ngi noonu. ok déjà remercier naa la si invitation bi. c'est normal di seetaan téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp di la nuyu. et puis voilà. d'accord kii moom mooy Diack Barada. le perturbateur du plateau. ah ouais mooy perturbé plateau bi mooy def lu ko neex. alors tey Akbet nga ñëw ci plateau bi nga xamante ne mooy de plateau Sama Sénégal pour jàkkaarloog téléspectateurs yi wax ak say soppe fans yi ñi nga xam ne toogoon nañ ñu yàgg gisuñu la. Akbet ñëw defaat benn comeback bi am niveau Akbet dellu si waat génn ay single def ay vidéo mu mel ni Akbet c'est-à-dire absence bi mu defoon feeñul bu baax. exactement lu liggéey loolu. première son bi firndeel na ko mooy job lu bëri. donc liggéey et puis voilà gëm suñu bopp. gëm ne que voilà peut-être bi ñuy rap sax am na ñu bëri ñi ngay dégg tey ci game bi boobu xalaatuñ ne dinañ nekk ay rappeurs donc je pense que même avant may rap à 12 ans 4 grands frères laa am donc sama kër rap ak musique. bi ngay dugg ci dama ci bi may dugg ci hip hop maa am 12 ans. 12 ans donc 12 ans laa bind sama premier texte. donc hip hop si man la nekk parce que dama juddu fekk samay grand di ko déglu. di déglu daara ji may màgg si loolu parce que j'avais 4 grands frères. donc voilà comme ni nga ko waxee ñu dugg si musique def featuring ak Fafadi. def benn son bu tudd Bégué. après am yu xew si diggante bi ñu def absence presque 12 ans. ñëw def suñu comeback alhamdulilah ça s'est très très bien passé. public bi nangu ko aussi ñu leen di remercier. non comeback bi lan moo ko liggéey ba succès bi dellu si waat. bon franchement parler nag. li liggéey comeback bi bon man j'étais pas prêt à revenir dans le game. bu dee dëgg moo tax may wax. bon bi may nekk ci samay problème boobu bon c'est vrai que dama doon bind parce que musique boo ko bëggee da ngay toog di rabantu loolu c'était personnel c'était un truc personnel. D'accord. mais du woon projet boo xam ne dafa nekkoon sama biir bopp en fait maa ngi si doon xalaat nii vite fait parce que ñu bëri sama entourage ñi ma gën a jege xam nañ samay capacité dañ doon coow ak man bés am na loo fi moom ñëwal récupérer ko am na loo mën lii nga mën lii mooy sa talent mais bon après sama décès wu papa
parce que dama koy rappeler sama papa dafa bëggoon ma musique sama yaay bëggul woon ma musique déjà fi ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jógee maa ngi leen di ñaanal bu baax donc sama papa daf ko bëggoon sama yaay bëggu ko woon donc après sama décès papa si laa ne war naa defaat sama comeback il faut ma defaat comeback xool lu muy joxe def naa ko mu joxe bombe atomique donc je pense que voilà amatul gaare amatul taxaw léegi amatul gaare amatul taxaw balaa nga génn foofu noonu ba nga defee sa son ba pare da nga am ci loo nekkoon nga ne fan nga nekkoon boobu tey nga def sa maanaam nga sa làqatu fan nga nekkoon boobu bi problème yi jeexee quoi avant problème bi maanaam ba son bi génnee ba jàll commencé def it ban soxla. ak bés Fafadi bi. ah moom Fafadi bi. jamono jooju da nga jógee dégg nga réer. non dafa amoon ay problème mooy problème. mais ban problème la amoon loolu la bëggoon laaj ban problème parce que gars yi ñii seera bëgg nañ xam ban problème la amoon. maanaam lan moo taxoon mu am absence bi. absence bi je pense que leeral naa ko fu bëri mais bon dama koy leeralaat parce que bon man sama absence. boo xoolee fii Sénégal dafa nekk dëkk bi nga xamante ne nit bu jugee prison wala mu jugee ci problème du bëgg a siggi. bon man jàpp naa ne su ma duggul woon prison du ma siggi sama life pour man lépp li may dal tey muy li nga xamante ne lu baax la comme li may liggéey tey je pense que damay liggéey wax naa ko waxati ko si Orca laay liggéey si entreprise presque yu gën a mag Afrique je dirige des pères de famille si télé laa taxaw di wax je les salue de passage lu mat 50 personnes je les dirige di liggéey ak ñoom donc dafa yu bëri bi ma defee sama combat dañu insister si Akbess bandi la si Akbess jaar-jaaram si Akbess dealer la si Akbess lii la. mais boo yow maanaam at yi nga am noonu maanaam yow la war a dugal kaso yow maanaam at yi nga am yow xam nga ne yow ay 12 ans 11 ans nga am instant bu xale nga jamono ji booy temps yi maa bokk. mais yow ban délit nga war def ma tëj ay ñaata nga tëdd kaso. bon bi may tëdd kaso déjà aw ma 12 ans aw ma 13 ans. ñaata parce que 2 fois la dugg prison. bi may am 16 ans la njëkk a dugg prison pour drogue. après 17 ans 18 ans mu dugg pour contrefaçon. 16 ans da nga dugg rapidement génnaat. ouais 6 mois. d'accord 6 mois. après pour contrefaçon de signe monétaire laa duggee pour à l'âge de 17 ans 18 ans. contrefaçon de signe monétaire moom mooy la. sur le territoire national et international mooy contrefaçon de signe monétaire. d'accord ci affaire xaalis. drogue bi maanaam drogue da nga ko doon jaay wala da nga ko doon. waaw dama ko doon jaay. booy yow sa diggante. non boobu exactement lan moo tax nga dugg ci problème yooyu ñàkk xam ci la bokk. waaw ñàkk xam bon. je pense que wax naa ko ak milieu bi bon parce que tamit nit du yaay choisir fi ngay màggee. c'est vrai tey âge bi ma am nii. su ma doon choisir dama naan du may màgg dama bëgg di màgg si kër boo xamante ne du ma jaar kaso. parce que kaso tey daf ma perte loo. du sama waa kër mais sama entourage sama waa koñ parce que doo tànn si koñ bi ngay màggee doo tànn xarit yi ngay am yàlla moo lay booleeg ay nit ngay am yooyu gis di am yooyu nangu di ko def mais aussi du responsabilité wu kenn bi may dugg prison j'avais 16 ans et je pense que 16 ans j'étais assez mature pour xam lu baax ak lu bon c'est vrai man maa ko gis xam ne lii moo ma siy fekk nga dugg ci ma dugg si assumer ko mu jeex ma génnaat fekkaat li nga xamante ne xam naa lu ma si fekk mu duggaat si assumer ko génn mu jàngal ma nag tey lu bëri. première expérience bi am na lu mu la jàngal deuxième expérience bi am na lu mu la jàngal tey est-ce que am na lu bari loo xamante ni mën nga ko éviter ci sa carrière à part ñaari expérience yooyu nga am. non je pense que du si carrière mais lu bëri laay éviter sama life. comme li may wax tout le temps ndeysaan ñu bëri dañu comprendre lu en fait. mais tey su ma demee ba yeewu pendant 5 ans 7 heures du matin chaque jour wala 6 heures. di job yi ay 10 heures 12 heures de temps par jour di si boole musique di fanaan ay studio ba 6 heures du matin di liggéey di daan sama doole kaso moo ma ko def man Akbess si c'était pas la prison peut-être tey dee naa wala ma nekk si lu gën a bon loolu su dul woon jeel bi ma jaar sama yaay gaañu bàyyi ma si biir jeel bi ma génn perte sama papa du ma reposer wu la question pour nekk nit ku baax ki ma nekk tey. très bien d'accord bi nga nekkee ci biir kaso bi nga am lu métti loo xamante ni yaa ngi koy jànkonteel ci biir parce que benn bloqué nañu sa carrière deuxièmement sa yaay gaañu ci ginnaaw lu bare war na wàññeeku sa carrière sa life. yeah comme waaw lu bari day wàññeeku. parce que déjà boo nekkee booy dugg prison. et puis voilà say parents rek nga am ñu yeewu yee la ne la sa mère décédé na. je pense que mënul yomb ci kenn. mais naka nga ko dundee instant bi ñu lay wax sa yaay décédé na. bon ni ma koy dundee mooy métit lu ko jooy lépp métit boo yaakaar ne nit war na ko mën a am naa ko si parce que yaay ñëpp xam nañ fu mu toll si doom te man sama yaay sama xarit la woon donc noonu la mënoon demee dama ne woon peut-être lii suma destin la am na ñu ma gën a méttile fuuf jo man gis naa ay boy yu nekk jeel ba léegi ñoo ma gën a méttile man maa feeñlee tout le temps pour man li ma dund du dara expérience la bu ma waroon jaar j'ai vu des gars yoo xam ne seen histoire bu ñu ko nettali woon dañ may fàtte des gars ñoo ma gën a méttile mais malheureusement seen bos feeñul et aussi dama bëggoon rappeler benn affaire balaa ñuy avancer. Très bien. dañ naan Akbess si ay interview yu bëri dañ may laaj fi ma jaar tout le temps damay préciser prison
je pense que public bi may déglu mérité nañ ma tontu leen si fi ma jaar. Très bien. parce que dafa am ay centaines de mille de personnes yu may suivre su ma génnee son ñu daw dem seetaan ko su ma wootee ñu wuy si ma. donc war naa def absence 12 ans. ma toog si télé wala si rajo ñu laaj ma ak bés carrément. bi ngay am 12 ans def son fan nga jaar fan nga jógee mënuma brefal wax bi. mënuma daw wax bi mënuma daw wax bi parce que wax bi du ma ko daw. parce que du ma daw li may def. dama koy expliquer pour sama public mu leer. pour gars yi mën a comprendre fan laa jaar. et puis mën a comprendre ni que prison pour man luy defar doomu aadama la. président Abdoulaye Wade jiite na dëkk bi 12 ans. il est allé en prison 2 fois. c'est vrai. ay yonanti ay keneen ak keneen yaa ngi gis ay Khalifa Sall ak keneen ak keneen gars yi ngi jaar. Karim Wade bëggoo leen ko jox réew bi tey. jaarul kaso. arrêtons s'il vous plaît. li ngay wax ak lii yaa ngi boole bokkul de. parce que yow xam déglu rek déglu xaaral ma wax ak moom. d'accord dégg man bu génn samay wax. parce que boo bëggee boole ak sa lii nga def nii yaa ngi tooñ nit ñi de vraiment. parce que da nga ne lii may def xam naa lu ma ciy fekk. mooy maanaam wàllu drogue xam nga lii su ma ko def lii ma ciy fekk ma dem assumé ko ñu tëj ma nga génnaat defaat affaire nangam sangam nga ne lii xam naa lu ma ciy fekk ma dem def ko. kon est-ce que lii tëj yi bëri yaa ko tey da ngaa bëggoon ñu tëj la pour nga am loo wax am loo ñu tëj wala da ngaa bëggoon ñu tëj la rek pour nii. voilà déjà je pense que kaso. yow mosoo fa dem de ah. yàlla boo fa dem moo tax ngay waxee nii. boo fa jaaroon non du question loolu maanaam li nga ma expliqué ñi maanaam c'est que bëgguma ngay boole ay. ay Karim Sall ay Macky Sall non. mais comme expliqué. dama la ne comme peut-être da nga ne li nga fa nekk peut-être dafa am loo bëggoon expliqué wala dara ma ne la. xëy na comme li nga fa musul jaar moo tax mënoo ci xam dara. ay expliqué ñun ñoo mën a taxaw te expliqué la li xew si kaso bi. parce que yow mënoo xam lu xew si kaso bi du dëgg. donc si je parle de Karim Wade et de keneen ak keneen ay exemple lañ c'est vrai. déggoo ma ne la ñaari histoire yooyu xam nga tey ñi toog si plateau bi yëpp mënuma gëm nit bu dund ba am 20 ans ne ma man musuma def erreur bu ma regretté. yi ma regretté mooy yooyu suma àdduna. drogue bi ma dugg kaso c'est loolu moo ma defar tey ma doon góor yàlla. c'est vrai. sama yaay bi ma ñàkk si biir jeel bi ma xam ne teguma ko si yoon ba ñëw fii tey moo tax ma toog man kese sama biir néeg ne c'est fini c'est terminé damay job lépp lu ma moomal suma bopp léegi man maa ko amal sama bopp moo ma def góor yàlla moo ma def xas la moo ma tax tey ma taxaw fii si plateau bi di waxtaan ak yow kaso boobu moo ko def ci man tey moo waral ma am sama job ak sama lépp loo tax nga xam say valeur xam samay valeur xam suma bopp donc dama ciy sant yàlla man kaso boobu donc voilà c'est terminé d'accord alors bi nga duggee kaso est-ce que yaa ngi doon gis sa ay nit ñu ñëw di la nemmeeku si di la seet say xarit ñu nekk ci milieu bi nga bokkoon ak ñoom ci kii bi milieu bi di rabandoo ak ñoom ensemble. bon pour dire vrai non ki ma doon gis mooy sama yaay. comment. mooy ki ma yàgg a gis. maximum 2 personnes yoo xam ne samay xarit lañ laa gis. mais à part ñooñu gisuma kenn te je connaissais la moitié du pays. pourquoi loolu. bon parce que xaw ma peut-être yéen a ngi ko doon wax sànq fii. xarit wala bon. tout le temps damay préciser naan xarit amul man awma xarit ay frères la am. j'ai maximum 2 ou 3 frères yoo xam ne bokkuñu deret. ci mbedd lañ xamante. mais samay frères lañ. donc je pense que ñooñu doon woote xarit dëgguwul ci ñoom parce que bu dëgguwoon ci ñoom ñu seet ci moi j'ai fait presque 700 jours en prison. Thiès soriwul. ku ci bëggoon ñëw. je pense que boo ko bëggoon vraiment dina ñëw. d'accord nga génn prison tuuti. quelque temps après sa papa décédé. lan la joué ci sa carrière encore. bon moo waral nag ma def sama comeback parce que sama papa dafa bëggoon ma musique. d'accord daf ko bëggoon daf ma ko doon préciser tout le temps daf ma naan da nga mën lii. pourquoi tu veux pas faire la musique donc après décès wam. bon mënatuma woon comprendre quoi. pour dire vrai parce que boo nekkee booy. sa papa ak sa yaay vie familiale day am impact si yow. c'est vrai. donc bi ma leen pertee ñoom ñaar. surtout moom paa bi dernièrement. je me suis reposé la question. ne que maa ngi liggéey. lal bu ma doon def benn tey dama war a def 10 mooy si musique bi ma ñëwaat. mooy si yeneen ak yeneen projet yi nga xamante ne après paa bi la doog a dugg sama bopp. donc mooy comme li ma doon wax sa waaye sànq tout ce qui ne te tue pas ay nattu da lay gën a dolli xam-xam. ay nattu da lay gën a dolli jom. très bien. ay nattu da lay gën a dolli fulla ak fayda ci sa bopp. donc yooyu moo waral ak bés bi taxaw fii tey. très bien. nattu yooyu ak dese yooyu ak fi ma jaar tey. d'accord tey comeback bi ñëw na ban bilan nga ñu mën a defal tuuti de 2006 à 2020. ok 12 ans d'absence le 1er janvier 2020. laa def sama comeback ak job lu bëri. mu ñëw comme ni ma koy waxee sànq ma remercier public bi bu baax parce que def comeback Sénégal Afrique laay wax métti dafa métti dafa métti pour nga nekk si benn comeback
ñëpp d'accord. voilà nga ñëw def combat toog 12 ans ba pare fekk fi ay boy yu métti ay boy yu aay yu mun rap ay boy yu tàng jër. di ko teg si yoon donc day métti. mais heureusement public bi nangu nañ ko. maa ngi leen di remercier waat si loolu defaat naa beneen son 1 mois après muy cour d'assises ñu nanguwaat ko encore. maa ngi ci samay projet et je pense que dans pas longtemps incha allah sama projet fii ak 1 ou 2 mois. dinaa xam naa ci semaine bi dinaa joxe date bi incha allah dinaa am projet buy génn. d'accord dans pas longtemps. juste après bi mu génnee prison toog na lu yàgg deful hip hop deful rap génnewul benn morceau génnewul benn œuvre bi mu doxalee ba ci yàgg tey nag génneel nañu benn morceau boo xamante ni moom moo di Job lu bari moom moo def combagam ñu seetaan clip bu Job lu bari juste après on revient ci plateau bi yeggal sunu waxtaan. damay job lu bëri bañ a wax lu bëri comme Marco Verri maag ñoom ñu tëddi casier bu sëdi parcours bu sëdi ay boo yu sëdi jaay drogue sa fari koc sa papa nangu ko pari dama toog lu bëri PDI pari CDI sapi damay job lu bëri bañ a wax lu bëri comme Marco Verri maag ñoom ñu tëddi casier bu sëdi parcours bu sëdi ay boo yu sëdi jaay drogue sa fari koc sa papa nangu ko pari dama toog lu bëri PDI pari CDI sapi bëgguma polémique mënu leen sori fii toppandoo kële ne mere kii sama yoon nekku si bëgg naa sori fii sama life dafa triste amatuma alibi juróom-ñaari at laa toog rabuma accident atu jeel li ngay wax safuma mënoo rab di dosé fis naan danga ma may baaraam mujj naa cop tànk kilo coke kilo shit foog ma def tuuti biif 10 millions mode sport corniche panini ana yow ana man yaa ngi nii maa ngi nii seen reewande jeex na di nga tëdd nday pen bi ni jeel man nga may safara mareen no mer na danga ma bañ fils de pute pareillement bayal rab nga dem taasu honnêtement connexion ak correction man maa fii papa ji ndeysaan ki fi mën laa jàpp si ndey daan gauche droite ba mu tàng ci say maam rab gaal seen aayu ñu vraiment sama avocat ñaan libèrement ma gën a jël time superman 10 ans dont 2 ans ñëw naa bitch damay job lu bëri bañ a wax lu bëri comme Marco Verri maag ñoom ñu tëddi casier bu sëdi parcours bu sëdi ay boo yu sëdi jaay drogue sa fari koc sa papa nangu ko pari dama toog lu bëri PDI pari CDI sapi damay job lu bëri bañ a wax lu bëri maag ñoom ñu tëddi casier bu sëdi bitch ay boo yu sëdi jaay drogue sa fari koc sa papa nangu ko pari hey manati la bitch génn tuma ni nga bi nga yàgg teg ay tuma fa suma mais dama doon xaar mu cot hey bro ma beeg ci game bi ngeen numa xame nga ma fi nekkoon boy bu ndaw bi nga doon coow ci kaw ba léegi jeexagul gunge ma fuck rap gaal seen yëpp laay fubal duut lay MCs yëpp dem dugal man niveau bi gën a kawe laay fubal ñi ma doon xaar ci game bi ñoo bëri ak bes yuxu seen ndey ñu dem tëddi tuuti shit tuuti wit kook bu bëri loolu mooy Job lu bari di premier titre bi nga xamante ni génne na ko après bi mu defee combat bi lan mooy projet wu Job lu bari ci combat bi. projet wu Job lu bari ci combat bi boo xoolee single la. bokkul ci benn projet dañ ko génnee. d'accord mu nekk titre boo xamante ne. c'est intéressant c'est assez lourd. mooy Job lu bari ma yaakaar ne nit ci lépp li nga nekk. boo ko gëmee am ci fulla job ci lu bari suñu borom dina la ci fay. mooy Job lu bari boobu boo xew ma ko ci côté musique kese ci en général. Job lu bari. d'accord bi nga dellu si waatee fekk fi beneen génération tey ñu changé waat carrément hip hop galsen am benn style musique boo xamante ni dañ ko indi bokk ci rap Daawul Fass ak yeneen naka nga gisee waatee la musique sénégalaise pratiquement hip hop galsen. bon franchement wax naa ko waxaat ko je suis très content. parce que boo defee li ngay mën boo bëggee ñëw di bokk fenn da ngay bëgg di bokk ak ñi ko mën. très bien comme ça mu mun a neex. concurrence mun a am parce que lépp lu amul concurrence pour man baaxatul. tu vois foog mu am concurrence kii ne kii moo mën kenn kee moo mën franchement. mais boo yi fi nekk yëpp yaa leen jiitu ci hip hop bi. maa leen jiitu si hip hop bi ñoom ñëpp ñi fi nekk maa leen jiitu si hip hop bi ñoom ñëpp ñi fi nekk maa leen mën. ah ouais. ouais te loolu incha allah si Job lu bari si dans pas longtemps. mais bi ñu fi nekk. Dip maa ko mën ak keneen képp kuy téye micro Sénégal maa la mën. te ku mu déranger mën nga bind son tontu wala nga wax. léegi kii woon nañu dara ba xool. nañ dem déglu cours d'assises. cours d'assises dañ koy seetaan nañ dem déglu cours d'assises. fan balaa ñu loolu fan nga teg exactement que booy yëpp yaa leen mën te booy dañu am niveau ci hip hop galsen. bon parce que damay déglu hip hop galsen. te je pense que. barki démb li mu def fële. Cissesse
waaw déjà je le salue de passage di ko féliciter. def na lu am solo. liggéey bu am solo. loolu mu def ay fo ak ay waxu kese mayewu ko. y avait plus de 15 000 personnes dans la si foofu si CS. mu def fa liggéey bu am solo. mu nekk lu nice. invité ma ñu ñëw tasaare mu nice. invité na la. yeah maa ngi fa woon. très bien donc franchement maa ngi koy féliciter si loolu. di féliciter ñeneen ñëpp Elzo def na fi concert Grand Théâtre El Jazz même chose. Nit Dof ni truc bi. donc franchement Ngaaka Blindé et puis voilà ñoom ñëpp laa amal relation yu nice muy One Lyrical Ngaaka Blindé Dip Dundu Gis Omzo keneen ak keneen ñoom ñëpp ay relation yu nice. bu game bi taxawee ñoom ñëpp maa leen mën parce que loolu laa gëm parce que 12 ans laa commencé bind ay textes en 2006. bi ñu bind texte ñoom bi ngay bind texte ñoom ñi ngi raam wala ñoom ñi ngi woon ci leneen peut-être raamuñu mais gëw ma ne peut-être 2006 amoon na ku si doon bind texte c'est vrai que aay nañ ñoom ñëpp mais je pense que tamit doo nekk rappeur wala nga nekk mbër di dem ci làmb ji naan non kii c'est-à-dire mun na ma kii non nous on croit en nous gëm nañ suñu liggéey xooluñu si ay vues xooluñu si ay comeback wala kii moo fi nekkoon ak nekku fi dañuy ñëw musique teg ko si yoon bind ay textes yu 10 génnee ay projets yu leer rappeurs yi nangu ko waxu balaa public bi di ko nangu rappeurs yi si boppam ñooy njëkk a nangu par force li ñuy def parce que xam nañ li ñuy def et puis voilà incha allahu rabbi kenn mënuñu ko tere def te kenn mënuñu tere récupérer li ñu war a récupérer si lii cour d'assises ça parle de quoi exactement cour d'assises ça parle de cour d'assises man laa taxaw boo xoolee tribunal dafa am ñaari cour tu vois mooy cour d'assises ak tribunal mooy fi ñu lay àttee normalement moo xoolee man sama dossier cour d'assises laa taxaw mooy borom robe yu rouge yi cour bi nga xam ne ay 10 ans ak 15 ans rek ngay dégg donc son bi noonu la tudd boo xoolee son bi li ma ci wax mooy fi ma jaar sama mère bi mu décédé sama histoire en fait un peu ci sama histoire ak ci sama comeback ak ñi mu dérangé donc na gars yi dem déglu cour d'assises sur YouTube ñu seetaan vidéo bi justement juste après ñu dellu si waat man tëdd ndeem ba mu jeex laa fi def dama ñàkk meer te boobu maa ngi jël dem enterrement ak ay pénitencier jàpp corbillard bi jug armel denc ko pare ñibbi si jël purge li si des génn jël ñàkk baay ana baay ana yaay ana baay foog ma def xaalis dundu rakkaay dama sonn si ñaan ak ay talal loxo foog ma am bras long gudd torop loxo allo procureur da nga dof wala bokk teyel say saaga pitbull ma ci boole besis beeg ëpp doole fu fiole 10 ans ma deal 15 ans ma doge mafia bu 10 kanaara bi defoo fi safan sa yi ma jege dem leen to génne sarab du génn seen enterrement dinaa ko teewee sarax si génn guddee nga tardé mujjee ka daafre si suuf nga séntu si kaw di jéegu bul génte yeewul ak bés ci téegul bu leen ma jege dem leen to génne sarab du génn seen enterrement dinaa ko teewee sarax si génn guddee nga tardé mujjee ka daafre si suuf nga séntu si kaw di jéegu bul génte yeewul ak bés ci téegul xaalis biñ ma jàppee état la jógee ministre bee ko sàcc rawale palais kol ma kale rendez-vous carré sa baay bu ci bokkoon sa yaay du ko blâmer yéene enterrement ñi may saaga temps yi lan la wes dama la déranger temps yi puta wesh dama laabi tubaab yi job lu bëri tax nga ŋaay sa taat yi fuck you bitch solo na monotone cour d'assises tëj na gémee ñu nooni clashuma kenn ku bëgg na tontu méttitu noxu sa baay ci sa kanam fo cheneb du rey bes nekke tooñu 3 heures du matin ci koñ bi allo besis bek nga mujju parano bul si su baay kay far fi waay ma jege dem leen to génne sarab du génn seen enterrement dinaa ko teewee sarax si génn guddee nga tardé mujjee ka daafre si suuf nga séntu si kaw di jéegu bul génte yeewul ak bés ci téegul bu leen ma jege dem leen to génne sarab du génn seen enterrement dinaa ko teewee sarax si génn guddee nga tardé mujjee ka daafre si suuf nga séntu si kaw di jéegu bul génte yeewul ak bés ci téegul yàlla ma ko taal mu tàkk tàkk taal buy fay ay taalu mag combat contrat mu ngi mel ni may mer di daanu rab loolu dina gën a xóot sa tumaam dina gën a xóot sa tumaam yàlla ma ko taal mu tàkk tàkk taal buy fay ay taalu mag combat contrat mu ngi mel ni may mer di daanu rab loolu dina gën a xóot sa maam rakk ji dina gën a xóot sa tumaam
cours d'assises génn na fi mu ne nii commencé na am succès exactement ak bees ci ay projet am boole na ci ay spectacle ginnaaw bi mu ñu joxee 2 singles. waaw def naa ci deux concerts je pense. bu Elzo def Grand Théâtre ak Bidip def CCS. donc ñu ngi waajalaat CCS ak BMJ. mais morceau bi kan moo ko def. Reptile laa defee morceau bi mais si ñëw ma Reptile ñu bëri polémique amoon na parce que dégg nañu Reptile bi Akbess si ñëwul si benn label parce que Akbess gisagul label bu ko mën a fay fii Sénégal donc je pense que label yi liñ pour man personnellement liñ ma mën a defal mën naa ko defal sama bopp label yi nekk fii Sénégal yëpp Sénégal benn bu loo mën a yore dégg gu ma si proposition bu ma doy ku ma mën a yore waaw pourquoi pas damay liggéey pour liggéey su ma gisee label bu ma mën a proposer ay proposition yi ma arrangé man pourquoi pas signer mais je pense pas que proposition yi may xaar si label yi ne Sénégal lay jógee je pense pas donc ñu ngi liggéey pour label yu mag yi da nga teg sa staff ak sa structure boo xamante ni moo lay accompagner wala non sama comeback lépp clip ak son ak du comeback sax lépp li ma am man sama àdduna ak bés dama koy wax si kanamu télé mu leer du tonton du tante du papa du maman pour l'instant avant bi ñuy dund du kenn si àdduna sama kër sama oto sama lépp li ma am tey sama kër sama oto sama liggéey sama comeback samay clip lépp sama poche bii la jógee du kenn moo si pousse 100 francs CFA comment ni personne clip yeeg émission bi ma ñëw nii wak lépp man maa koy defal sama bopp man damay liggéey depuis 5 ans je suis responsable à Orca. D'accord. depuis 5 ans maa ngi Orca Blaise Diagne ci liggéey te budul liggéey bi damay business. man si town bi laa juddoo. damay am samay bis damay def samay affaire maay am xaalis. waaw doo dellu ci business boobu moo doon dellu ci business boobu de. moo doon dellu ci business boobu de nekk ci business bu bii rek. du dellu non. non mais businessman mooy damay jënd ay affaire di ko jaay mun naa commander ay oto mu ñëw ma jaay ko. tu vois mooy xam naa fu ma war a mun a jaar. pour am fu légal pour am weccet. c'est ça très bien tey projet yi lan lay doon ci ginnaaw 2 singles yi. projet bi incha allahu rabbi si lañ nekk di si waxtaan nii. ñu ngi xool ak staff bi bu baax parce que voilà. bëgg nañ album bëgg nañ EP bëgg nañ ay affaires yu bëri mais ñu ngi waxtaan ak staff bi xam naa si biir semaine bi incha allah dinañu annoncer benn date pour projet bi ñu war a def je pense que du yàgg du mot 2 mois incha allah projet bi génn pour sénégalais yi ñu mën a déglu xam niveau bi ñuy wax ne foofu lañ nekk si bu boobaa dinañ mën a xam lan lañ ñëw récupérer si parce que rappeurs yëpp dinañ takk ay écouteurs déglu bu boobaa te incha allahu rabbi waaw je pense que mën nga ñu fàttali tuuti sa ay titres yu njëkk yooyu ñaata la woon ñaata titres nga génne bon 2 titres la woon Akbess Fafadi Makores ak Bégué. D'accord. et son yi ça date. yu bari fàtte naa ko période boobu sa génération yaa ngi doon bokk ak Alex est-ce que yéen a ngi déggante. non pour dire vrai non. bi ni mu nekkee sa xarit. waaw amoon nañ quelques relations mais après à la fin amatuñu relation. pourquoi loolu. bi ma pour rien peut-être ñàkk jot wala ku nekkoon am si lu mu nekk. bi ma koy mujjee dégg di ko laajte dañ ma ne mu ngi France loolu lañ ma wax mais bon leeruma. donc je le salue. sa diggante lan la ñuy ñaar ba est-ce que maanaam jàpp na maanaam sa ba nga nekkee prison taxawaayam bi waroon est-ce que mu ko def ci yow parce que daanaka moom moo la génnee moo tax ngay xam la. waaw donc Fafadi comme ni ma ko waxee ñëwul prison seet si ma xaw ma lu ko téye. musul ñëw prison seet si la. non. peut-être maa ngi doon dégg dafa voyagé woon mu ngi woon Canada. et que am na si yu mu nekkoon ci ay problèmes yu mu nekkoon donc ku nekk tamit. doo ko juger am na si lu muy nekk ba xëy na am na lu ko téye. donc ba léegi relation yu nice la ñu am. dañuy waxtaan man ak moom téléphone. dañuy waxtaan message donc il va rester un grand pour moi. loolu du changer. d'accord tey yan relation nga am ak ñi nga ñëw fekk tey ci hip hop bi. relation yu nice surtout loolu surtout loolu. et puis dafa nice. ma ñëw def sama comeback 12 ans après. gis ñu bëri ñoo xamante ne dañu apprécier loolu nangu ko. surtout ay rappeurs. muy rappeurs yëpp genre sans pour autant exagérer rappeurs yu mag yi nekk peut-être ci dëkk bi yëpp. def nañ benn effort peut-être. woo ma wala invité ma fenn wala woo kenn mu invité ma wala envoyé ma message pour ne ma franchement boy li ngay def dope na nice na et puis voilà loolu grandeur moo koy def loolu ku gore moo koy def donc je les remercie pour ça. Très bien. et di leen wax ne voilà xaw ma kan moo si yor couronne bi mais fu mu mun di nekk naa ko ñëw récupérer si. da nga ko bëgg a récupérer mais est-ce que couronne bi nekkul ci Ngaaka Blindé wala ci entre dip non dip mu ngi ci dip. mu ngi ci dip normalement parce que dip moom mujjee génn keroog def lu kenn deful ci ses. lu kenn musta def ci waaw ci fo. mais nit def na ko. non di def stade la dem. stade dip tamit salle la dem fële la dem si ses. esplanade.
mais fële si grand fële nag di moom mujjee génn instant yi comme di moom mujjee ci rang bi. waaw di mooy chrome instant. d'accord spectacle yi lan ak lan la war a doon événement yi pour l'instant foog projet bi génn moo tax projet bi du yàgg. projet bi day ànd ak album. projet lay doon mun na nekk album mun na nekk EP mun na nekk mixtape. d'accord. moom la ñu nekk di xool ni ak staff bi donc bëgguñu waxagum dara ñu ngi waxtaan suñu biir. donc xam naa bu nekkul album tamit li siy topp après projet boobu album mais balaa ñuy woote fenn. dañu bëgg a prouver sénégalais yi ne leen du ay ak bees maa ko res ak Fafadi moo tax ñu may bëgg dañuy ñëw si game bi. wane bind. wane technique. wane lépp pour gars yi donc foog projet boobu génn sénégalais yi mun a d'accord ba pare ñu doog leen woo. am nga confiance trop ci sa bopp. man quand je dors nii laay nalawee nii su may nalaw tellement que j'ai confiance en moi. comment. parce que loolu la ma kaso jàngal gëm sama bopp bàyyi tooñ bàyyi fen bàyyi sàcc bàyyi jël lu ma moomul liggéey daan sama doole gëm sama bopp kaso loolu kese lu positif kese la ma kaso jàngal sama life billaahi. lan ngay wax sa morom bi te lan ngay wax jeunes yi xale yi lan nga leen di conseiller. ok li ma leen di conseiller mooy xam nga jeunes yi pour conseiller leen day métti torop. parce que à travers ci sa musique. voilà si da ngay wax à travers mais pour comme li ma lay wax am na âge booy toll. doo dégg il faut ngay dem di mbëkku. di ñëw di daanu di mbëkku ba après yow. yaay toog personnellement ne mais attends il faut que mu demee nii est-ce que tu vois. donc li ma leen di conseiller mooy ñëpp xam nañ ne. jël ba ci xale bi ci gën a ndaw jël loo moomul. ku ci am métier. na ko jàpp muy lépp lu mu munti doon. góorgóorlu si. bu si joobee lu bëri comme ni ma ko waxee. suñu borom mun na si def jàmm. képp ku si musique. mu jàpp taw bàyyi képp ku si job mu farlu si jobam. képp ku si doon def naka sudul yoon muy jël loo moomul wala fen wala kàcc wala lépp. na xam ne amul sens te mujj bi aussi du yàgg dara. du la fay donc je pense que ku si am lu mu ciy def na ko dem def. et ti mu góorgóorlu ak bés am na xaalis léegi de. ak bés kii dañuy wax ak bés ñi daan sama oto sama nangam. aw ma dara damay taxalee. baax na. damay taxalee damay bëgg xaalis ah. damay bisee oto. non c'est normal mais di nga ma may oto ba xanaa ak bés. bu ma label yu mag yi signé ma may la oto bi ma yor bu ma label yu mag a mag yi signé ay universal d'accord alors tey pour contacter ak Bess pour di partager ak Bess ak soppe yi naka la ñuy def pour di partager ak yow soppe yi ak via Facebook Instagram donc déjà bi may doog a def comeback bi le 1er janvier dama tijji compte Instagram mu def 11 jours def ay 12 000 abonnés gars yi piraté ko xaw ma dañ ko signalé 10 jours ma def sama comeback mënoo leen ma yërëm sax sama compte Instagram ngeen koy signalé léegi ma tijjiwaat benn d'accord yeggaleen ma tijji beneen compte Instagram donc ak Bess tiré l'officiel moo nekk compte Instagram bu bees bi ma ko tijjee yaa un mois ak Bess tiré l'officiel Facebook bi nekk ak Bess officiel officiel Facebook bi Instagram bi ak Bess tiré l'officiel donc voilà nañ dem YouTube aussi abonné wu si chaîne bi comme ça vidéo yi may def ak yëpp ñu mën ko seetaan xoolaale cours d'assises bi ak job lu bëri très bien looy tàggatoo déjà je remercie maa ngi lay remercier si invitation bi di remercier sama copain ak Tigui kii mooy Jack Barada kii am na solo trop si plateau bi am na ci solo donc di remercier sama mbokku rappeurs yi nga xamante ne genre message yi maa ngi koy gis si soutien bi surtout di remercier sama public très bien di remercier waa Town Rebeuss Plateau Niayes Thioker Médina Parcelles Assainies aw ma seen fay PA 1 ba 26 dégg naa ma ne dégg naa booy di wax lu leen neex parcelle foofu sama parcelle la dinaa fa ñëw yàggatul dara 1 ba 26 foofu laa màggee Sosé unité 19 maa ngi bëggee gars yëpp respect dinaa jaar PA booy dañ may woo di ma tegal rek naan ma non sa koñ la fa nga yaroo pourquoi ngay tudd Town rek dinaa ñëw 1 ba 26 représente bëggewaat gars yëpp très bien merci beaucoup merci Goro Seck mi nga xam ne moom moo ñu habillé donc nag ci kaw ba ci suuf Goro Seck la dàll yi ba ci yow ñu ñaa ñëpp Goro Seck go fashion ñu ngi koy bëggee bu baax moo habillé Bokar Diack habillé Padros donc écritel bi di ngeen ko si gis léegi mu jàll ci bawu écran bi merci Petit Sélé Diallo ci cadrage bi merci beaucoup Mr Che mais kontaan nañu merci beaucoup sama xarit bi keneen ki cameraman bu bees bi Dia merci beaucoup ñu ngi koy gërëm bu baax Assane ci côté coordination Ramatoulaye ci côté réalisation mais merci beaucoup aussi DJ Mo ci côté son di leen jox rendez-vous demain inchallah 17h 18h mais tout de suite mën ngeen ñëw ñu àndandoo ci rajo bi 19h ba 20h45 ci kër Padros Show ngeen àndandoo Padros ak Bokar Diack mais ak Bess bonne chance merci beaucoup kontaan nañu jaajëf merci beaucoup chers téléspectateurs
nga tardé mujjee cadavre si suuf nga séntu si kaw di jéegu kul gën di yeewul ak bés ci déegu xaalis biñ ma jàppee état la jugee ministre bee ko sàcc rawale palais kol ma ma kale rendez-vous carré sa baay bu ci bokkoon sa yaay du ko blâmer yéene enterrement ñi may saaga temps yi lan la wes dam la déranger temps yi puta wesh dama laabi tubaab yi job lu bëri tax nga ŋaayi sa taat yi fuck you bitch solo no monotone cour d'assises tëj na gémé ñu asan bala xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni donguloo mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow du mel ni la